mbokki téléspectateurs dal leen jàmm seen émission seen wér-gu-yaram émission bi tey ñu ngi fas yéene waxte ne li ñuy wax impuissance nag boo ko déggee dafa yaatu ñii nañuy wax yoom ñii di wax télé ñii di wax néew doole wala néew kàttan bu dee nasaraan dafay wax impuissance partielle wala totale impuissance totale mooy kii yoom ki mënul dara impuissance partielle nag mooy nga xam ne dafay am ay dysfonctionnement xam dafay ñëw de façon répétée léegi nag pour xam xëy na malade bi ñëw si yow ban xeetu impuissance la am na test ñuy def soo ko tëralee mu jaaxaan tëdd da ngay jël benn aiguille di ko rëdd si li dalee si cuisse bi mu jugee si kaw di wàcc soo koy def soo gisee ñaari donj yi waa yàlla yi maanaam di yëngatu nga xam ni kii kat mi ngi fonctionné xëy na jafe-jafe bi am c'est passager mais su ñëwee teg yëngatuwuñ nga xam ni kii yoom la mooy impuissance totale loolu dafa matal leeral ba dañuy commencé mag ñi nag amoon nañ si ay tegtal bari woon na trop mais bala ñoo ñëw si tegtal yi ñu leeral leen lii indi jafe-jafe boobu si nit ki bokk na si benn li ñuy wax stress nit ku bari ay jafe-jafe lu muy dund ay jafe-jafe d'ailleurs sax booy xool sa njëlbeen ba ñi yëngu si wàllum faj dañu jàppoon ni ku am jafe-jafe si wàllu sëy rek ay problème la ko indil problème sociaux mooy ngay dund sawar kër fekk na am na yeneen ndax tey jii xam nga sidit bi jëm si sàkkara bi su fekkee deret ja say jaaru su nam sa war a jaare wala dafa am lu koy gàllankoor si yoon bi du ñëw carrément day indi jafe-jafe ndax érection bu amee rek li koy indi mooy sang bi nga xam ne dafay jóge si yaram bi dem lu tax ñu wax ne nit ki war na am dal warul stressé puisque bu fekkee da nga xaw a nerveux tuuti wala nga mer wala nga am tuuti jafe-jafe wax nañ ni dafay tax le système parasympathique dafay nekk en action su ko defee nag deret ji dafay jóge si sàkkara bi di dem si muscle yi wala muy jóge si estomac bi dem si muscle yi kooku dafay indi jafe-jafe si wàllu sëy donc su fekkee sa xel dafa dal nag contraire moo am sang bi dafay jóge si muscle yi jëm si sàkkara bi donc nga xam ne dal lu am solo la jabet bi ñu ñëwoon te mu nekkoon suñu première émission dinañ indi jafe-jafe ndax boo amee jabet su yàggee vaisseau yi dafay am rétrécissement maanaam si di yoon yóbbu deret dañuy commencé di wàññiku de volume di fasu su ko defee deret bi daan dem si sàkkara bi dootul demati loolu dina indi tële sàngara da koy indi muy xeetu drogue yépp cigarette aussi baaxu si bari na ay garab aussi nit a ngi am jafe-jafe si wàllu sëy fekk la koy sabab xëy na garab ya muy jël la lu mel ni ay antihistaminique mooy ñuy faje wàllu allergique yooyu da koy indi ki am tension aussi léeg-léeg mu jàmbat la impuissance fekk la koy sabab mooy garab ya muy jël ndax ay bêta bloquant lañ dañuy ralentir le rythme sanguin donc loolu lu mat a xam la choc boo amoon aussi si sa nax au niveau de l'aine mën na indi ay jafe-jafe mën na tëccu boo xam ne deret dootul yéegati soo dee jël alimentation bu bari sucre lu tax ñoo noonu ngeen wàññi suukar loolu la soo dee jël lu bari suukar dafay transformer bu nekk graisse googu dafay fatt artère yi muy sidit yi jëm sàkkal bi soo dee jël aussi aliment gras yu bëri maanaam yu bari yu niin yu bëri yu mel ni yàpp beeg yeneen ak yeneen bu bari graisse bi dinay indi jafe-jafe kon nga xam ne liy sabab impuissance bari na mais li ñu leen di wax mooy fexe xam cause yi dina yombal saafara bi su dee nag ki nga xam ni dafa tële définitivement mooy ki nga xam ne dafa am impuissance totale kooku fajam xëy na du nekk même degré ak ki nga xam ne dafa am une impuissance partielle nit ki fokk nga diagnostiqué xool ko ba xam exactement lu causé jafe-jafe bi loolu dina yombal liggéey bi conseil yi ñu leen di jox nag dafa am solo donc hygiène alimentaire bi la ñuy njëkkee mooy xam ni ngay lekke d'abord une alimentation dafa war a équilibrée jël des aliments riches en fibres yu mel ni fruits ak légumes yi boo si am baax na dee ko jël wàññi li ñuy wax le gras wàññi aussi suukar si tey yëngatu aussi di am benn activité physique bien que activité physique bu excessive aussi baaxul excessive soo dee def sport bu tar dafay indi fatigue te fatigue wax nañu boo sonnee waruloo sëy nit dina am jafe-jafe tey ji mënta ànd ak soxnaam fekk dafa sonn si yaramam boo yëg métit aussi sa yaram waruloo sëy da nga war a bàyyi ba te it sëy aussi dafa am rythme bu nit war a sëyee wax nañ ni ba ñetti rapport sexuel par semaine doy na boo yoree ñaari soxna wax nañ ni di aye fu nekk ñaari fan soo jëlee fu kenn ki jëlee benn fan na nga noppal benn fan sooy demaat fee bees si geneen kër gi donc loolu conseil la wax nañ koy doy jox nit ñi pour ñu koy jëfandikoo pour mën a am wér nit waroo di force sa organisme
parce que yaram du machine bu sonné dafay claqué donc loolu mooy li nga xam ne tey jii war ngeen ko xam pour mën a jëfandikoo seen mbirum kër te du ngeen am jafe-jafe nit dafa war a xam nu muy dunde lu am solo. voilà donc bu ñu ñëwee comme ni ñu ko waxee léegi si wàllu impuissance muy jafe-jafe yi nit di dund bari na ay tegtal trop liñ si xam bari na mais dañ la si jox ñett yoo xamante nit ki mën na ko jëfandikoo bi si njëkk mooy ban muy gis ngeen limon bi donc limon ngi nii muy lu am solo si nit xëy na dinañ ko ñëwal si beneen émission ndax limon bi lim mën a saafara si wàllu jàngoro dafa bari yamul sa impuissance bi rek su ko defee nit ki li muy def mooy bu xëyee suba gi dafay jël nen bi mu toj ko nen bi boo ko tojee ñaari composant la am muy blanc bi ak jaune bi jaune bi mooy def lu mel ni bul nekk si digg bi moom da nga koy dindi teg fële ndox moomu des ñu koy ab blanc d'œuf moom ngay def si kaas benn nen bi dina doy su ko defee nga jël ñaari limon daggate ko pajal ko si bati ko ba mu jaxasoo nga naan wax nañ ni boo ko dee xëy def day mën na la téye journée bi yëpp su la neexee it booy tëdd ba mu des 1 heure de temps boo dee tëdd minuit maanaam vers 11h nga defal ko naan yàlla mën na la dimbali day koo jàkkaarloo mu xam ne jàkkaarloo nga ak moom loolu lu jar a xam la si wàllu faj booy remède bu njëkk bi leen jox. ñaareelu remède bi mooy persil bi persil nag dafa am solo parce que kii d'ailleurs li muy njëkk a def mooy nettoyer sa deret dina tax maanaam graisse yooyu nga xam ni moo nekkoon si deret ji mu mun ko raxas ba mu set te déjà loolu rek déjà une première solution la su ko defee persil bi dafa riche en vitamines et en sels minéraux donc dafay renforcer même ce système immunitaire boo gisee ñu koy jiitlee si xeetu feebar yu bëri looloo tax soo jëlee persil bi ni ko utiliser nii la jëlal takk bi nga fejal ko ba mu sew nga def ko si benn kaas su ma nee kaas nag mooy kaas yi ñuy ndekkee verre à café su ko defee boo ko defee si kaas bi nga haché ko def ko si kaas bi tàngal ndox ba mu tàng du baax nag su demee ba xaw a jige baax rek nga teggi ko sotti ko si ba kaas bi digg nga bàyyi mu sedd nga segg ko naan moom mën nga ko def benn waxtu avant ngay jot ak soxna si kàttanu yàlla boo ko defee day mbir mën naa feeñ parce que bari na ñu woo ba tàyyi ñoo xamante ne dañu yaakaar nañu leen a takk xale wala leneen ak leneen fekk li indi seen jafe-jafe rek mooy stress wala yeneen xeetu lekk yi mel noonu donc bu ñu utiliser persil bi yàlla dimbali na leen. ñetteelu tegtal bi ñu ñëw mooy laaj bi dafa am solo kii dafa bari lu muy jariñ bi ma ñëwee si jabet sànq waxoon naa ne na wàcce suukar te suukar rek déjà bu ëppee si nit dafay indi jafe-jafe danay wàcce aussi cholestérol muy ak xeetu diw yooyu nga xam ne moo ne si deret te di ko tiisal ba du mën a circuler donc da koy raxas rien que pour ça day na la dimbali pour wàllu sëy mais ni ñu koy jëfandikoo mooy naan mooy laaj bi boo ko jëlee da nga siy jël bu dee gus bi da nga koy tas nga jël si juróomi doom boo jëlee juróomi doom yi da nga koy suul si doom bu tàng maanaam bu ñu toggee wala nga wut sa ànd cuuraay ba def ba ànd bi fay yooyu doom bi tàng nga suul ko si bàyyi ko si ab diir ba nga xam ne war na ñor lu mat xëy na fanweeri minute nga dindi ko fexe ko lekk avant ngay tëdd moom it benn waxtu avant ngay tëdd baax na wax nañ ni boo ko jëlee day bari na lu muy saafara si wàllu télé mag ñi dañ ko daan digle souvent ma ñëw bala may jeexal si lenn lu ma joxe woon sànq muy wàllu xala parce que it baax na xam parce que ñu bëri léegi mën nañu am jafe-jafe fekk xalaa leen ko teg mais su boobaa tegtal bi jafewul wutal xobu siddéem lu tollu juróom-ñaari xob nga boxam ko def ko si kaasu ndox jàng benn faatiyul kitaab fàllaxi juróom-ñaar naa si juróom-ñaar ayatu kursi juróom-ñaar nga ëf ko si ndox mi naan si sangu si bu dee xala lañu teg si kàttanu yàlla da nga tàggu ko moom loolu lañ doon indi si wàllu impuissance ba beneen